أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokki daara yi ànd ak ñun ci suñu ëtt bii di Hidayatul Wildan ci seen jotaay bii di Ramadan Mubarak ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara tabaarakallahu xam ngeen ni koor gi ma ngi cee cappaandaw la macha allahu ñuy ñaan yàlla nañ ko àggale ak jàmm waaye tabaarakallahu xam ngeen ni ko wax koor ba génn ko wax korite waaye korite itam tabaarakallahu am yi mbir yu mu làmbool ca wàllu julli ga ak ya ca aju waaye mu am ca loo xamante ni tabaarakallah lu làmboog moom la te muy lu jara leeral ci jullit ñi ngir ñu bàyyi ko xel te muy zakatul fitri di azakay murum koor tey nag ñu dalal fadilati Cheikh Souleymane Diagne tabaarakallah mu fas yéene ci laawante biir ak mbokk yi su ko defee dañ koy bàyyi mu nuyoo Seydi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الشيخ محمد المنصور نيغلي فاي نيو دي زيارة واي également di fay nuyoo ak di ziyaara mboolem auditeur ak auditrice téléspectateur ak ñi nga xam ne ñooy topp tabarakallahu Hidayatul Wildan ci mboolem ay pàccam ci whatsapp beeg facebook beeg youtube beeg tabarakallahu ak mboolem mbokk yi nga xam ne danañ koy jël ci daara ji di ko tasaare fu ñu mënti nekk ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq tey ñaan yàlla jotaay bi tabarakallahu nekk jotaay buy jëriñ insha allahu tey dolle macha allah jërëjëf yaa oustaz su ko defee mu mel ni tabarakallahu li nga xam ne moom la ñuy war a njëkk a leeral mooy zakatul fitre di azakay murum koor ban taxawaay la am ci lislaam alhamdulilahi rabbil alamin xam nga alayhi salaatu wassalaam suñu borom daf ko yónni jox ko mission ci ñeenti point ñeenti tomb yooyu sax mu ne benn bu ci nekk xéewal la bu rëy la ndax daf ko tudd ci anam ak ndamu lu ñuy wax ndamu di maanaam koo xam ne daf lay limal yu baax lim la defal yenn saa yi mu indi ko ci anam ak sard rek tegale ko noonu yenn saa yi mu indi ko ci anam ak laaj alam yajidka yatiman fa aawa alam nashrah laka sadrak yooyu ay ndam la ay xéewal yu mu koy tuddal la léeg-léeg nag mu ñëw rek naan ne nangam ak nangam ak nangam maa leen ko defal léegi nag ci mission alayhi salaatu wasalaam mooy yatlu alayhim wa ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal xikma wa yuallimukum ma lam takunu taalamun kon boo xoolee wa yuzakkihim ak wa yuzakkikum ñaareel tomb boobu dafa bokk ci mission alayhi salaatu wasalaam boo xoolee zakat ak yuzakki nga xam ne ñu bokk fu ñu bàyyeekoo kon zakat tomb la ci li nga xam ne moo taxoon alayhi salaatu wasalaam ñëw pour réussir ko ci xeet wi mooy lan mooy purification sellal bu ñu waxee purification nag sa xel day dem ci ab jëmm mu ngi mel ne jëmm joo xam ne dafa am lu ca rax lu ca bokkul ñu war ko purifier ba loolu génn ca mu delluwaat à l'état pur kon doomu aadama dafa am benn jawhar bu nekk ci moom boo xam ne état pur la mais nag bu ñu ko solo ci jëmm ji mën na am yu ci rax yoo xam ne bokku ca woon yooyu nag ñu indi ay jumtukaay yoo xam ne ci nga koy jaarale pour seggaat ko mu delluwaat à l'état pur yooyu nag ñaari anam rek la bi jëm ci wàllu bakkan bi ak bi jëm ci wàllu alal yi moomeel yi moo tax koor am solo ndax koor dafa boole ñaari yooyu yépp alayhi salaatu wasalaam nee na li kulli shay'in zakat wa zakatul jismi sawm nañu loo gis lu nekk rek am na li ñu koy purifier mais jëmm ji ni ñu koy purifier mooy koor mais également alal ni ñu koy purifier tabarakallah mooy zakat kon zakat tombam bu am solo la ci l'islam léegi nag xeetu zakat yooyu nag tey biñ ci concerné mooy zakatul fitri di asakay muurum koor boo seetloo baat bi
ni ko Wolof tuddee dafa indi mantiq bi parce que am na ñuy wax zakatu muddam koor kooku moom dañuy gendeeku jumtukaay bi ñu koy nattee bi mais ñi koy wax asakay muurum koor dañu indi mantiq bi maanaam loo xam ne mooy tax sa koor nga muurloo ko parce que tey nit mën naa sonn ci benn biir par exemple njàng nit mën naa sonn ci jàng plus de 20 ans ba am li mu war a am lépp mais du ko jëriñoo kon loolu kooku muurloowu ko même bu dee chance am te muurloowu ko koor itam nag liñ ci daj lépp ba egsi ci cappaandaw li comme ni nga ko waxee léegi lay tax ñu muurloo ko nag moo tax olof di wax ne muurum koor waaw kon da ngay dégg ni kon tomb bi mu am mooy dafa am rapport ak li nga doon liggéey léegi xadis nee na kenn ku ne ci yéen su wooree koor gi dañ koy comptabiliser jour par jour mais duñ ko yëgal ko asamaan am na bërëb boo xam ne fa lañ koy teg bu fekkee nag muurum koor gi génn na mu war a génnee ñu daal di koy yéegal nag mu placé wu ji ca borom bi subhaanahu wa taala su fekkee nag génne wuñ ko nañ ko war a génne ñu bàyyi ko foofee nañ ko war a génnee mooy kon koo xamante ne war na ko mais koo xam ne waru ko wala bi mu ko waree tam mënu ko kooku bokkul ci li ñuy wax ndax kooku dootu tayee fam léegi daruri la kon daal ci tënk asakay muurum koor philosophie bi ba maadam bi loolu la ko war a jëlee pourquoi parce que génnee alal tant soit peu lu mu tuuti dafa mën a jafe ci doomu aadama alxuraan nee na surtout bu fekkee anam la boo xam dañ la koy indil ci anam ak jaamu yàlla ndax da ngay gis koo xam ne préparatif korité mën na cee dépenser lu bëree te loolu 1/10 sax matul muurum koor te pour mu génnee ko problème la kon problème bi fu mu nekk mooy lii iblis moo ci raxasu parce que lii dafa am lan dafa am tuyaaba jox ci mën a rëcce alors léegi kon muurum koor da nga gis ni mbir la moo xam te ne lu mu simple lu jara bàyyi xel lu jara taxawee la am na également koo xam ne xëy na tey ni muy sonne ci yóbbu yëre ci tailleur baak naa commandé fee ginaar rek naa defar lu fee caagareek naa defar lu fee tigga dege boolewul ci sóoraale muurum koor mi léegi moom atteem lan la waajib la lan ma ngoog léegi muurum koor atteem ci koor gi dafay nekk waajib boo xamante ni sunna la al waajibu sunni nag bu ñu ko waxee mooy xëy na fi ñu jëlee dalil ni waajib la alquran yaxalu ko carrément sunna moo ko yaxal am na ñu wax loola nii loolu mooy al waajibu sunni mais waxuñu ne kon alayhi salaatu wasalaam moo tax mu neex ko rek mu ne nangam war na donte sax mën na ko waxin booba ne yàlla dafa farataal ci yéen koor man ma sunnaal ci yéen muurum koor ma sunnaal jooju nag ñun buñ delloo ci cosaanu sharia xam nañ ne kenn rek mooy sunnaal kenn rek mooy yoonal mooy suñu borom subhaanahu wa taala mais kon ma sunnaal jëm mooy nekk gi mu nekk sunna man maa leen ko jottali sama diggante ak sama borom waaye nag santaan ak suñu borom la kon dafa nekk lu war loo xamante ni waru sunna la sunna moo ko saxal tabaarakallah donte ci alquran am na ñoo xam ne qad aflaha man tazakka wa dakara asma rabbihi fa salla mën nañ faa jëlee attey muurum koor qad aflaha man tazakka kon ki génnee muurum koor sell rëcc na texe na wa dakara asma rabbihi mooy muy sikkar ci bisu korite fa salla mu jullu korite ba tey kooku tabaarakallahu delluwaay la ci macha allah léegi bu ñu ñëwee itam ci loolu dañuy war a xam azakay muurum koor gannaaw xam nañu li mu doon ci ñun léegi kañ lay war ci ñun nag ñu génnee ko ak kañ la app bi di yam maanaam ban diggante ak ban diggante lañ ko war a génnee tabaarakallah foofu dafa am benn tomb bu am solo bu ñu war a bàyyi xel mooy muurum koor dafa am lu ko tax jóg spécialement mooy bisu korité comme charia ni ñu ko wax islam ni mu yaatoo dafa def organisation bu rafet bi alayhi salaatu salaam ñëwee almadina ba léegi amee lu ñuy wax ad dawla muy état léegi yore ay doomu aadama di leen administré dañoo xam ne dafa bokk ci tabia doomu aadama fokk mu feetu kooku moom ci nature doomu aadama la léegi nag suñ borom jox ko ñaari feet na nga ko organiser waaye nag feet baat bi li muy tekki mooy mbégte kon ñëpp war a bég mu ne ko kon foog ñu organiser ko bu ngeen seetloo tabaski du ñu xëy rek weer wi dee rek tey weer wi feeñ tey ñu xëy tabaski comme korite duñ ko def noonu tabaski weer day feeñ ñu def 10 jours après donc tabaski c'est pour waajal ko solidarité mën a dugg kenn ku nekk tabaarakallaahu mën ko préparer xam nga tey buñ ne la yow su weeru tabaski feeñoo rek
te nga am yéen tabaski rek bul dagg say we yow boo xoolee gis koo xam ne mu nga bàyyi ay we mu sax xam ne kii fasul yéen tabaski ndax yaakaaru ko fenn automatiquement xam nga di kii war nga ko dimbale donc Korité également comme dafa nekk loo xam ne moom mënta xaar 10 jours ndax dafa am rapport ak jeexu koor gi moo tax ñu koy préparer moo tax fi mu tàmbalee daal am na ñu ko yóbbu sax ba ci njëlbeenu koor gi ni fu koor gi commencé mën nga koo génne mais boobu bu ñu xoolee ak philosophie bi du dëppoo parce que koo jox mburum koor ci premier jour koor mu koy xaaree Korité c'est pas évident am na ñoo xam dañ ko indi ba ci 10 jours yu mujj yi am ñoo xam dañ ne la ko tàmbalee jour 27 comme bu ñu leertu cadré ca suba sa am ñoo xam daal di gën a wér te mooy gën a lëng foofu mooy diggante bi jant bi weer wi feeñee ak fi ñu julli jee daal waaw foofu daal mooy heure bi comme bu ñu nee suba la Korité ci guddi googu ak fajar ji avant ñuy julli ji foofu daal ala kulli xaal bu fa génne moom baax na mais daal fu mu yem mooy war na génn avant ñuy julli ji kooku moom xadis nee na ki ko am génnee ko ci waxtu woowa am na tuyaabay muurum koor ki ko am génneewu ko nag ba heure bi passé na ko génnee waaye teewul sarax la lay am nag waaye nag na ko génnee kooku noonu day na bor mu war a fay bu dee ko amul woon nag bañ julli ba noppi mu doog koy am ci bis bi sopp nañu mu joxe ko mais même soo ko joxewul dañ ko bindal bàkkaar insha allah kon liñ ci mën a dégg rek mooy benn fourchette la boo xamante ne dafay am diggante boo xam ne moom ci lay tàmbalee war waaye beneen diggante bi itam du tere dina wér mais par exemple waragul daal voilà comme daal fi muy waree daal mooy bi nga xamee ne xëy nga war a julli ji te demagoo ci jàkk léegi xam nga foofu ci wutak borom xam-xam yi ñi saxal ne suñ ne suba la ca la waree donc ñoom seen bës dafa gën a yaatu. ñu ni bu ñu nee suba bu ñu nee waaw bu ñu nee suba la bu ñu nee weer wi feeñ na wala en tout cas tey am nañ 30. suba ala kulli xaal Korité la. guddi googu fa la waree. ñooñu moom dañ lay wax ne képp koo xamante ni kon dafa juddu. ci guddi googu. wala mu juddu après fajar ñoom duñ ko ci boole waale. waaw ndax day jàpp ni moom dafa fekk mu war ba noppi mu dugg judd. voilà mais ki faatu ci waxtu woowu. te fekk génneegu ko woon dañ naan dañ ko génneel ndax war na ko ba noppi mu génnaat pour wala na ne diggante wér beeg war bi ça dépend ci borom xam-xam yi alors bu fekkee ñu wax nag mi ngi waree nag ci xaru fajar contraire bi la kon ki faatu ci guddi gi kooku kenn ko génneel voilà mais ku judd ci guddi gi fajar fii la ko fekk kon dañ koy génneel loolu mooy mbir mi macha allah kon yaakaar naa ni ñaari point yooyu leer na su ko defee troisième point bi itam mooy nekk mbir mi ci lan la war a génn ndax bu ñu nee azakay muurum koor rek dana laajit ki nga xamante ne moom mu koy dégg xam lan la war a génnee suñu noppee nag doog a leeral loola xayma ba ni muy toll léegi nag su ko defee foofu itam sëñ Mansour toujours dafa am fenn foo xam bu ñu fa egsee ci wàllu àtte da ngay delluwaat ci ñaar alxikmatu wal illa voilà alxikmatu wal illa al illa mooy le pourquoi alxikma bay ban njëriñ lay jëriñ donc au delà que texte bi nii balaa nga koo àtte dañ naan la alxukmu yaduuru ma al illati wujudan wa adaman dañ naan la àtte boo gis donte alquran la sax àtte ba dafay ànd ak le pourquoi su pourquoi bi saxee mu sax bu dàqoo mu dàqu alors léegi muurum koor lan mooy illa bi mooy li ñu waxoon sànq dañoo bëgg feet bi ñëpp sentir ci seen bopp donc da ngay dégg ni kon moom lépp loo xam day tax nit ki feetam neex rek loola muurum koor mën na caa dem en tout cas muurum koor loolu moo ko tax a jóg bu njëkkaan nag ni société bi bindoo woon booba ni am cay ci jamono amul woon booba kenn ku nekk la nga am moom ngay yóbbu ca marché ba moom ngay wecceente xam nga loolu dafa jar a bàyyi xel maanaam marchandise moo doon monnaie très bien moo nekkoon monnaie bi ba ñun ñi yàggul suñu jamono man mii bi ma nekkee village su mosaan xëy sama maam daf ma nattal ceeb ju bëri ma dem ca marché ba ca lay borom soow mi dafay dëkk baatu soow bi dafay soow ma sotti ci ceeb mu sotti mu dékkaat ma sotti ci mu sotti su paree mu raxas ko moom tam defal ma ñaari baatu soow ma dem su ma demee jaaykatu jën ba kazaalika ceeb bii laay joxe mën naa ko joxe am ca jën mën naa ko joxe am ca nàngam donc bu njëkkaan loolu ñam la woon mais en même temps monnaie d'échange la woon lépp pour fête bi mën a neex alors léegi nag est-ce que dañuy yem ci cosaan ba dëgg
bu borom xam-xam yi toppee texte kese dañuy yem ci cosaan ba kese te loolu dafay indi sax yaatu yu bëri parce que même zakat tey jii bi nga xam ne mooy bu mag bi mag a mag ñaar fukki xeet yi alayhi salaatu salaam limoon na ca la war et pourtant léegi borom xam-xam gis nañu am na xeet yoo xamante ni war na ci parce que dafa limoon yi nga xam ne boobu jamono moo fa nekkoon yu ñuy jëfandikoo mais tey boo ñëwee mango bokk ci woon orange gerte bokk ci woon mais borom xam-xam xiyaas nañu xam ne loolu ca la war a bokk alors murum koo daal kon ñaare ci mën a am nga jox ko ñam wi nga xamante ne bis bi moom lay soxla moo tax comme ne Cheikh El Hadji Malick mu ne ci Kifaayatu Raaxibiin am nga droit joxe yàpp am nga droit joxe soow am nga droit joxe fromage ci ña nga xam ne loolu mooy seen lekk bisu Korité voilà léegi nag pepp bi ceeb dugub mboq blé farine tàndarma raisin yooyu yëpp tabaarakallah mën nañ ko caa génne waaye itam également borom xam-xam yi wax nañ ne mën nañ ko génne ci monnaie nga xayma ko génne ko ci monnaie en tout cas daal na fexe ba na xale bi feetu na njaboot gi feetu ndax boo seetloo ci xadis boobu ñuy wax ne alayhi salaatu salaam julli ne ba noppi benn bis di ñibbi këram romb ay xale yuy foo am xale bu beru nee foowul bala ca continuer yëpp ba mu jël xale bi yóbbu këram te pour wane ne kon ndekete murum koor mi taxul mu ñëw mooy xale yi sentir feetu te gis nga xale bi lu mu ko njëkk wax mooy samay morom dañoo solo te soluwuma gis nga dañoo lekk te lekkuma donc solu yeeg yooyu il faut ñu sóoraale ko ci donc moo tax mën a yërmande gi dañ ko bàyyi noonu bañ ko xatal rek. voilà surtout bañ ko xatal rek. ki jàpp ni moom maanaam des ci texte bi. moo ko gënal waaye ñu mën a yaatal ci borom xam-xam yi gis ni mën nañ ko joxe xaalis ngir yéwénal. mu yéwénal waaw day baax parce que yow mi tey vraiment am sa kër boo fa amoon ñaar yëpp day baax. nga ñëw tey fekk ceeb mais fekk fa également ay 2000 ba nga am si 20 000 francs mais da lay arrangé parce que le problème mooy yow ceeb boobu. ni ma nekkoon monnaie bu njëkk ba nekkatu ko léegi il faut que nga jaay ko pour mën a am xaalis bi pour mën a jëfandikoo li nga bëgg donc yërmande ak borom xam-xam yi la nañ ko bàyyi noonu ndax géej la goo xam te kenn ku nekk la nga indi ci ay texte nga koy teg voilà ay texte nga ko teg donc ñaan yàlla rek kenn ku nekk yàlla nangul la loolu moo ci am solo waaw surtout nag xam naa suñu taxawee foofu moom par exemple yenn borom xam-xam yi nga xamante ne dañuy défendre position boobu am na benn mbir bu ñuy ubbi boo xamante ni aussi tamit yaakaar naa ni lu jar a bàyyi xel la mooy le fait que buñ koy joxe xaalis ñaare du dem ci ñi mu war a dem est-ce que itam nit ñi waruñu taxaw carrément ba ki ko war a moom sarax bi xam naa daañ ci ñëw ci kan la war a jëm moom mu ci jot te ñu bañ ko séddalee rek comme dama génnee naa ko mais séddale bi aussi tamit ñu ciy bàyyi xel ndax ki nga xam ne moo ko taxoon jóg aussi comme illa la ñu waxoon kooku itam di mën a jot ci mbir mi waaw xam nga loolu itam dañuy faral di wax ne àtte kenn du ko jugé noonu c'est-à-dire on ne juge pas la personne dañuy jugé àtte bi léegi loolu loo ko mën a gis lu ne am na lu mel noonu même azaka bi nga xamante ne mooy bi mag a mag bi sharia jox leen ko ñii mais am na ñu ko jox ñeneen ñoo xam ne yeewuñ ko boo demee tey ci xalil lay expliquer ni la par exemple imam bi nga xam moo fi toogal société bi am nga droit jël sa asaka jox ko mais am na foo xam ne boo ko joxee yow mi yaay fay comprendre nga te imam la ñuy wax de imam parce que yow wóor na ne imam bi dafa jéng ci mburum koor xam nga ko wala xam nga ne imam bi dafa jéng ci wàllu zakat c'est-à-dire boo ko joxee du ko jëmee fi mu ko war a jëmee te yow xam nga ko te kenn forcé wu la bis boo ko joxee su fekkee jox ko ni mu ko war a jox yow da ngay joxe waat te imam la ñu wax donc léegi li des mooy waxtaane ni kan moo ko war a jot nit ki nag ci diggante ma boromam mu seet ki mu ko jox ndax yeewoo na ko wala yeewoo ko te en général bon suñu dëkk yu mel nii ñi fa yeewul asaka bëriwul vraiment bëriwul parce que dañ naan la koo xamante ni li mu war a dundee yëpp bis bu génne na ko c'est-à-dire tey ji yow lépp lu aju sa wàllu korité ci say xotteeg ci say toppatoog yëpp génne ko ba mat sëkk ba desal loo xam ne mën nga ci dund benn bis ñu ne kon loolu nag génne ko bul xaar suba waaw denc ko ci dépense ëllëg dépense boobu tey jënd ci ceeb wala joxe ko noonu nga joxe ci asaka donc loolu itam nañ ci bàyyi xel bu baax a baax parce que même ceeb beeg dugub bi dana am ñenn ñoo xam te ni ñoom dañ koy joxe selon seen aada rek voilà am na ñoo xam ne kër yoo xam te ni ñun par exemple da nga gis dañu naan man sama papa diw ak diwul daan jox loolu mooy continuer rek des fois sax ñooñu xëy na sama papa bi mu leen di jox man booba laajoon na ko mais actuellement seen situation changé na xëy na am nañu teraanga léegi mais teewul rek dañu topp aada boobu donc léegi loolu tafqiih laaj tafqiih mooy jàngalaat nit ñi rek xamal leen ni lii jaamu yàlla du yaay seet sa plein gré yow mais yaay seet ku ko nga jox ko
léegi nag teewul mën nga cee jokk bokk. waaw muy saraxe muy azaka muy murum koor nga cee jokk bokk. bu fekkee ki nga koy jox daf koy yeyoo ba noppi nekk sa bokk da nga ci am ñaari tuyaaba. mais nag du ne da ngay ñëw rek jox ko la neex def noonu. et puis encore bu ñu waxee ni su boobaa ñi koy yeyoo duñ ko jot. loolu day delluwaat ci yow mi koy joxe. parce que yow soo yore ceeb. nga ne dama koy jox Souleymane mii. parce que yeyoo na ko. mais soo yoree xaalis nga dem jox ko keneen parce que yeyoo ko kooku ci yow la. ci yow la. ki yeyoo ceeb bi kay ni nga koy joxee ceeb. mais jox ko xaalis bi noonu. amaa bu dee imaam bi nag la ñuy wax. bu dee imaam la ñuy wax wala en tout cas koo xam ne xëy na dafay dajale asaka di ko joxe. ñu yaakaar ne bu dee ceeb la comme dafa diis. da koy joxe bu dee xaalis da koy tëj ci poosam. mais njub rek la ki ne la jub day jub rek. ci xaalis ak ci lu dul xaalis tabarakallah da koy jub. macha allah yaakaar naa ne loolu li nga ci wax lu am solo la mën nañ ci yaatal kenn ku ci nekk ñu ubbeeku ci daal. borom xam-xam yi nga xamante ne gis nañu ni mënees na ko joxe ci xaalis tabarakallah ñu yaatal ko bàyyi bañ a tëj daal comme ni nga ko waxee parce que l'islam yi itam. loolu lu bëgg mooy tabarakallahu yaatal ubbi lépp loo xam ne mën nañ ko layal daal ba indi ko ci kaw ci sunna ak génnee illa bi tax tabarakallahu ñu mën a yaatal dënd def ko lu tere nag kenn ku ci nekk après fatwa yi ngay dégg li nga xamante ni dem nga ba mu leer na lii nii daal moom moo la doy nga defee ko noonu dara nekku ci su ko dee xaaj xam naa heure bi mu ngi kii ñu jëm rek ci dernier point bi mooy zakat bi léegi bu génnee ci yan loxo la war a dem voilà miqdaaru zakat maanaam murum koor li muy toll kooku ça dépend parce que mudd bi alayhi salaatu salaam daan natte li ngay joxe murum koor foofu nga koy xool donc ci nga koy sol alors léegi suñu réew ñun bu dee ceeb ak dugub 2 kilos 300 daal lay toll lool 2 kilos 300 mooy toll ak mudd ba soo ko joxee ci xaalis nga xayma ceeb bu digg doomu boo xam ne cherul ba ëpp yombul ba ëpp nga xool ñaata la nga joxe ko tabarakallah moo tax am na ñoo xam ni sax dañuy joxe bopp 1000 francs parce que wa anta tawoo xayran lakum mooy luñ la sax sant ci wàllu sarax ak joxe alal soo joxee lu ëpp day gën a baax rek voilà donc 875 mais soo defee 1000 francs nga xam ne da lay wóor na lii moom yow dañ naan la xanaa ëpp ko waaye duñ la manqué na ba tey loolu baax na donc 2 kilos 300 daal wala 2 kilos 500 wala 1000 francs bu dee xaalis la loolu moom yaakaar naa dana baax léegi nag ku ñu ko war a jox moom pour wane ne murum koor bokk nag asaka bële parce que asaka ba dañoo wax indi juróom-ñetti xeet ku am borak jaam bu ñu jënd mu goreek ku doon tukki te amul fu mu yegg ak yooyu yëpp dañ ko caa boole mais kii ñaari condition lañ ci wax ki nga koy jox na nekk gor premièrement deuxièmement na nekk faqir voilà loolu rek faqir fan nag faqir ci bis bi mooy bisu tey bii aajo woon a murum koor même bu fekkoon da nga ñëw tey ñi par exemple Mansour mi ak Babacar mi ñoom ñaar ñëpp dama leen jox murum koor man nag sama xayma naa sama murum koor muy 30 000 ma ñëw na kër Mansour fekk naa moom wax dëgg yàlla koor gi li ci war lépp am na ko kon keene du ma jox kii daara kee laay dem seet jox ko la ma koy jox seet keneen jox ko ndax affaire bi mën a continuer ñëpp mën a feetu donc pour wala la affaire bi lu mu soxla mooy bisu korite gi rek donc képp koo xam ne gor la moo tax sax am na luñ nangu ci asaka luñ nangu ci murum koor duñ ko nangu fële par exemple benn kër ñu joxante maanaam nga jox kii mu joxaat la voilà maanaam saa tey ji da kii yéen a bëgg kër mais jox nga ko murum koor ci biir kër gi parce que l'essentiel mooy na fekk soxla na ko ci korite gi rek mais bu dee bee nag am na foo xam duñ ko nangu bu dee képp koo xam te ni soo ko joxee bu ñëwaat ci yow comme sa jabar loolu duñ ko nangu say doom say wajur yoo xam te ni tabarakallah yàlla leen war a dund loolu duñ ko nangu mais fii ñaari critère rek lañ ciy xool ndax gor la ndax soxla na ko rek tabarakallah dana ko mën a jël macha allah su ko defee tabarakallahu yaakaar naa ne leer na asakay murum koor bi ngi noonu tabarakallahu comme ni mu ko waxee dana wér ci yenn borom xam-xam yu bari ci jamono boo xamee ni weeru koor gi tàmbali na waaye tabarakallahu war ga wuute gi mi ngi am ci tabarakallahu diggante biñ ne weer wi feeñ na tabarakallahu ak suba la ak jouru korité bi waaye diggante boobu yëpp tabarakallahu borom xam-xam yi tànn nañ fay heure yoo xamante ne nee nañu fii lay waree tabarakallah waaye itam tabarakallahu comme ni mu ko waxee asakay murum koor bi ñu ñëwee ci liñ ko war a génnee
tabaarakallaahu comme ni nga ko waxee cosaan yi ci bare dañu wax ni la waa dëkk bi di dundee loolu lañ ko war a génnee waaye ci borom xam-xam yi nga xamante ni ñëw nañu di xalaat ci xikma bi tax mu ñëw moom zakatul fitr wane nañu mën nañ ko génnee ci xaalis loolu nag tabaarakallaahu dañ koy wax ni anamu yaatal la. ñu bañ ci tëj macha allah loolu lu am solo la beneen bi itam mooy comme ni mu ko waxee ci ni mu daaneele léegi mooy zakatul fitr suñu koy natt tabaarakallaahu da ngay fexe ba natt loo xamante ni moom du manqué te borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ni 2 kilos du manqué pour mu leer xëy na di wax di leen expliquer lan mooy mudd ak nangam day jël temps waaye 2 kilos daal moo xam ceeb la moo xam dugub la moo xam beneen xeet bu mu mënti doon ëppul waaye itam loolu itam bu ñu ko xaymaa ci li ñu dundee fii ci réew mi ñëpp d'accord nañ ni 1000 francs boo ko joxee ci benn bopp ëppul tabaarakallaahu loolu lu am solo la xam naa xaaj su ko defee ñu fàttali itam tabaarakallaahu ci ñi nga xamante ne dañoo njaboot te war ko génneel seen njaboot yi itam tabaarakallaahu waaw am na mooy ki mu war mooy képp ko xam ab jullit la mu génneel ko boppam génneel ko njaboot gi nga xamante ni mënuñu koo génne muy njaboot gu ndaw gi soxna yi jaam bi temps bi jaam di am bu dee surga nag boo xam da nga koo engagé di ko fay kooku moom la muy fay ci lay génne mburum koor boo ko coobarewu nag génne ku muy sarax ci yow rek waaye daal kenn ku nekk da nga génne sa bopp yow ak ñi nga xamante ni yaa leen dundool ci njaboot tabarakallah ñu ndaw ñi wala ñu mag ñi te mënuñu liggéey comme handicap yeeg tabarakallah li gën itam nag wax nañ ko fii comme moom day seddal alal di seddal bakkan di yéegal koor képp koo xam ne koor war na la yow nga génnal ko sa bopp moo gën léegi nag ci wàllu solidarité dagan na yéen kenn ko ne nga ne bàyyi man kat sama 1000 francs mburum koor nga nii wala sama 2 kilos 500 nga nii sama 2 kilos 300 nga nii jël ko nga boole ko mburum koor gu mu dajale ko yëpp moom séddale ko ba tey baax na boo dee da nga ko duñ manière individuelle kenn ku ne ko joxe ba tey baax na waaye daal li gën mooy su fekkee yow da ngaa woor te am ko nga génne ko sa bopp ni ma koy waxee rek nga xale bu góor boo xam par exemple léegi watu rek dem watu ji mën na ci fay 1000 francs wala 1000 nangam te léegi moom ci boo xam xalaatul génne mburum ko maanaam da ko programme sax foofu pour moom rek paa bi moo war a génne te pourtant loolu aussi yow la jëriñ bu ñu ko génnee ko ka génnee ka dafa coobarewu rek. am na loo xam ne tamit aada la mais xëy na itam lu am solo la daanaa gis mag ñi di koy def bu ñu mosaan a xëy war a génnee mburum koor bi dajale njaboot gi di natt kenn ku ne ñu lay tudd sa tur pour xale yi di am culture très bien voilà c'est ça loolu mooy mag ñi wax dëgg yàlla seen école bépp geste bu ñu def rek niirul defuñu ko ci kese boo ko seetloo tabarakallah comme ni nga waxee day tàmmal xale yi joxe te ñun ñëpp ñu ngi fàttaliku ñaar ñu ngi fàttali ko bànneexu xëy suba taxaw ñu teg booli yi góor gi toog di natt ceeb yi bànneex boobu ñu ngi koy fàttali ko ñu ngi fàttali ko bànneexu góor gi jógee jumaa ji ñëw tër xar mi ñëpp ñu jàpp ci mbubb ci ginnaaw tabaarakallaahu muy rend yooyu ay dala koy def sa xol teel ko cultiver da nga xam ne joxe day nekk loo xam day bokk ci yow macha allah loolu mu tam lu am solo la wax dëgg yàlla macha allah xaaj kon ñu bàyyi la nga tàggatoo alhamdulilah tàggatoo gi de mooy xanaa sant yàlla bu baax rek delluwaat remercier équipe Ramadan Moubarak bu baax a baax ci liggéey bu rafet bi ngeen liggéey yaak Cheikh Ibrahima ak seeni invité ku mel ne Oustaz Lay tabarakallahu ak ñeneen rax liggéey bu am solo la wax dëgg yàlla parce que balligu ja lépp ci lay dugg lépp ci lay dugg parce que am na kenn koo xam te ne sëriñu daara la ma nga ca daaraam di jàngale te njumtukaay bi ngeen am yéen fa mu mën a egg moom mënu faa yegg lu am solo la parce que balligu jee kenn ña muy jàngal ña donte borom xam-xam bu mag a magam la ña muy jàngal ña xëy na lu limité la mais li mën a laal xamoon nu mu toll au delà sax jamono bi ñu koy def nii mais après ay siècle mën na fi des di archive boo xam ne foofu waaye delloo tabarakallahu mën ko faa fekk donc la leen ciy encouragé et puis di ñaanta mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy suivre Hidaya ak di ay soppe fu ñu mënta nekk ñu également jàpp seen ci liggéey bi bu baax a baax ci ñaari anam benn bi mooy déjà di ko partager ndax mbir mi di mën tes ndax loolu lépp ci wàllu liggéeyu daawa bi la waaye également tam di bàyyi xel li nga xam te ne mooy njumtukaay yi nga xam ne mooy tax liggéey bi egg fu ñu bëgg mu yegg fa incha allah ñu ñaan ngeen di bàyyi xel Sëñ Mansour mi nga xam ne mooy coordonné liggéey bi waaye itam di ci sonn tabarakallahu ñu koy gunge ci loolu ba chaque année bu ngeen ñëwee rek yëg ne daara jëkkat wax dëgg yàlla mu ngi yokk ci qualité mu ngi yokk ci anam yu bëre ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax et également remercier mbokk yi ànd nañu ci tafsir bi tabarakallahu yëpp daal
rafet na ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu nangul ñu moo ci des yal na yàlla nangu te yàlla barkeel wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin amiin yaa rabbil alamin waaw kay jërëjëf oustaz ñu gërëm ko macha allah ci taxawaay yi ci lépp macha allah tafsiru quran bi nga xam ne tabarakallahu ren moom tabarakallahu dañuy wax ne dafa ala dawme wax dëgg yàlla neex na jaar na yoon waaye tabarakallahu ci gunge bi itam ndax daara ji di hidayatul wildaan moom kenn ëpp ko ci taxawaay li ma ko doon wax rek ni ko c'est le guide suprême de hidayatul wildaan ndax mboolem foo xam ne war nañ fa jaar moom tabaarakallaahu suñu ñëwee laaj ko xalaat dafa ñuy jox xalaat boo xamante ne tabaarakallaahu dafay méngóog loolu laaj moo tax suñu gisee hidayatul wildaan di dem ñu mel ni ñoom ñoo ci taxaw jàpp ci donte lu ci bare bare ci wàllu liggéey ñun la ñuy gis suñu ay jëmm ci wàllu communication ak yu demee noonu waaye moom mi ak ñeneen i borom xam-xam yu mel ne ñoom ñoo dar hidayatul wildaan nanku ko su ko defee kon ñu ndokkeel ko bu baax a baax ci loolu di leen jaajëfal yéen ñëpp nag tabaarakallaahu seen émission Ramadan Moubarak mu ngi noonu di leen wax ne ngeen gën a abonné gën a yaatal seen bii di hidayatul wildaan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.